Mame Awa Diop chargée des relations extérieures commune Thiès Est. waa man damay dénoncer injustice bi nga xam ne moo am biir Thiès rawatina ci ñaari communes yi muy Thiès Est ak Thiès Ouest te lépp li nga xam ne moo am fii du lenn lu dul Diatara mi nga xam ne moo yor ay jeunes am di leen manœuvrer yor ay pion ci communes yi rien que nee na moom dafa bëgg a nekk numéro 2 parti bi tax mu bëgg nee na am ay maire yoo xam ne daf leen a bëgg a maîtriser pour que bu nekkee numéro 2 parti bi li mu bëgg biir Thiès mu am ko. loolu la ñuy xamal Idrissa ñu xamal ko ni ko Diatara jeunesse bi nga xam ne moom la jël fii ngemb leen du ñoo xam ne dañoo am base du ñu jeunes yoo xam ne tey jii bu ñu wootee ñetti nit dina leen topp te Diatara preuve bi war na koo wan le 29 bii. gis nañ mooy yi mu débloqué jox ko ay nit di leen ger ci xaalis pour ñu kiyal ko mobiliser ko ay car indil ko te boo xoolee indiluñu ko fa ñetti nit kon nag Idrissa mi nga xam ne moom mooy nday mbiligi nga xam ne moom parti bi ndax parti bi santul Diatara parti bi santul Ndiaye parti bi Seck la sant te Idrissa Seck parti réew mi ñun ñëpp a ko bokk kon nag ñun jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci commune Thiès Est ak waa Thiès Ouest li nga xam ne moom la Idrissa bëgg a def ñu dégg ko ñun loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg mooy jël dégg Diatara mi nga xam dafa yor ay kiyam ay candidat ci loo xam ne ci ñaari fan la jël benn commune mu am fa 5 candidats loolu tegu ko fenn ak suñu commune bi nga xam ne dañoo yor seenu lobby ndax kan maire ba muy mayee terrain mayuñu terrain moo tax ñu mayee maire moo tax ñu mere maire moom Thiès Ouest nee nañ kii la fa bëgg a teg Binta Baas Thiès Est mu bëgg faa teg Cissé Lo wala Sayer Manga ndax loolu lañ ko gëmloo koo fa teg baax na te ñooñu amuñu base bu manifestation amee lu ñu defaree ñaari t-shirt amuñu ko ku soxla ci monsieur le maire Pape Bassirou Diop fa ngay ute t-shirt fa ngay ute transport kon nag ñun am na loo xam ne duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba Pape Bassirou Diop la ñu àndal tey moom la ñu àndal suba mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat suba te duñu nangu Idrissa di ko changé di ci teg keneen muy Thiès Est di Thiès Ouest nag combat bi benn la ndax ñun intérêt parti bi moo ñu ñor te ñoom intérêt personnel moo leen ñor mandat fu ñu ko bind ci constitution bi kenn terewu ko ci mairie yi loolu buñ koy wax nañ dem seeti ko faneen mi fii loolu amu fi ñun boobu dina ñun suñu engagement ci politique ñun bi xam nga comme Diatara nee na Idrissa day dem retraite politique ba mu bëgg ay maire yoo xam daf leen a maîtriser kon retraite politique kii nuñ ko Idrissa Seck fii lay feeña tey na tegg ñaari maire yooyu mu xool. la Seyni Ndiaye responsable des jeunes de la commune de Thiès Ouest yu réew mi waaw tey dañoo am tey lu ñu metti tey fii ci Siber parce que Diatara dafa bëgg a def forfaiture. Diatara moo leen woo wala président Idrissa président moo ñu woo mais dafa am loo xam ne dañ koy tramé ci suuf te dafa leer ñoom ñi nekk seen biir lobby bi sax ñoo ko wax ni carrément Diatara veut des maires qu'il contrôle au niveau des 3 communes loolu nag maanaam maire yoo xam ne bu leen def leen ñu def bu leen bàyyi leen ñu bàyyi parce que il veut préparer la retraite de Idrissa Seck en 2024 pour mën a gérer le parti. am nañ ci firnde parce que ñoom ñi ñuy manigancé ñoo taxaw ni carrément Diatara bu sañoon tey benn maire muy Pape Diop muy Aliou Sow duñu nekk Ouest. Aliou Sow duñ ko fi jëlee looloo tax ñu mooy suñu mobilisation tey bii te ñiy wax ñëpp ñi fi nekk di jeunes yi monté amuñu benn base. Diatara da leen di jël via Sidibé di leen financé on a eu quelques jeunes bi ñu leen amee entretien ak ñoom xam nga lu ñu wax Diatara daf ñoo dig liggéey moo tax ñu song Aliou Sow defaluñu dara chaque tabaski booy dañ leen di jox tabaski parti bi li ci koor ñu jox leen chrétien fête chrétien bu ñëwee ñu jox leen c'est-à-dire lan la ñu bëgg de plus parce que ay jeunes dañuy taxaw ni carrément Aliou Sow dafa am ay terrain di am ñu muy jox nañu jox ay terrain bu ñu joxul terrain ñu song maire bi non wóolu nañu Idrissa Seck mais dañuy def alerte parce que bu ñu ko bàyyee mu am forfaiture jàll te loolu la ñuy bañ mu jàll parce que Diatara li muy def nii di jege Idrissa Seck parce que li mu am mooy monopole de l'information parce que dafa jege Idrissa Seck tey dañoo convoqué 18 responsables yëpp la ñu convoqué au lieu ñu convoqué ñëpp ñu convoqué ñi nga xam ne ñoom ñoo leen favorable ñu jël Idrissa dugal ci bi Diatara dafa woo Aliou Sow ni ko man j'ai pas vu tous les jeunes mu ni ko non les jeunes n'ont pas été convoqués mu laaj man ko gisuma convocation parce que Sidibé tasa naag moom sans conseil départemental même Thier mi maa ko ñeneen ñi maa leen woo pourquoi ça léegi nag il faut que Idrissa xam ne Diatara moom moo nekk di manigancé parti bi gis nga non ma taxaw dafa am benn remarque bu ñuy def avant Diatara di nekk ministre parti bi dafa stable woon au niveau de 3 communes nañ ko wax te dee mais Diatara ba mu amee ndombal tànk ci ministère ba léegi ku mu neex moom nga dem ci moom mu financé la nga song maire yi loolu moo fi am te ñi mu jël ni ñu suñu song maire yi amuñu benn base jox moom mii pour te dire jox na leen fi xaalisu mobilisation pour data center bi ñu inauguré bo xaw ma de mais li fi jëlee Déthié Fall war nañ ko lijjanti yaa may dégg li fi Mor Sène mi nga xam ne tey moo doon ànd ak nu mu tudd Jalan dans le département ba ñëpp xam ko ñu war ko porter comme sur le département comme le coordonnateur Diatara di manigance ba gars yi porter ko ba est-ce que loolu est-ce que war nañu ko xalaataat. bu ñu fi jëlee Pape Diop ak Aliou Sow lu ngeen fas yéene def da ngeen di bàyyi réew mi wala lu xew. duñu wax de dégg ngeen
dama wax lu leer dama lay wax lu leer voilà c'est que Diatara xam na la war a lijjanti moom nu mu nekkee ville ba pare parce que gis nga majorité dans les communes maire yi ñoo ko yor voilà non dafa am non moom c'est-à-dire foofu la war a lijjanti ba pare te stabilité am ci pour mu yegg ci ville bi xam na mooy stabilité pour mu yegg ci ville bi mooy mu gérer de sorte que bañ a def ay manigance mu jàll pour maire yi toogaat mais bis bu maire yi toogaatul Idrissa verra du feu. Diakhaté coordinateur des jeunes de la commune de Thiès Est comme ni ko ñëpp waxee rek la ñuy ñëw di dénoncer li nga xam ne nii njortees nañ ni ñu ngi koy manigancé di leen xamal ni leen bi fi kenn nekkul maire yi ñoo fi nekk gérer parti bi ba tey lii am si Diatara ose tey doon ministre c'est grâce à ce que stabilité bi fi amoon maire yi di ko def ci biir parti bi ba lii am tey li ñuy wax nag di ko wax mooy dégg nañ des jeunes minoritaires yoo xam ne amuñu benn crédibilité ci parti bi amuñu benn crédibilité ci commune bi surtout ay jeunes yoo xam ne ñii dañ doon ànd ak ay bambara ñii ñu leen di manigancé di leen ger xaalis ñun nag parti bi ngor moo ñu fi bàyyi ak fulla ak fayda mënoon nan mel ni ñenn ñi dañuy wax ni Idrissa danoo mës a yaru dal tey am discipline de parti mais loolu moo fi jeex tey duñu nangu ay jeunes ak des gens manipulés yoo xam ne dañ leen di forfaiture boobu duñu nangu ñooñu di ko utiliser. xibaar yi ñu jot nee na ngeen déglu ko fii ak suba pourquoi ngeen bëgg. gis nga déglu googu fii ak suba xam la ca war a la nga xam ne ñu ngi ko ciy manigancé moo tax ñu koy alerter di ko wax ni ko la mu waxtaanee ak ñoom te mu yegg si Thiès ca ka mu génne xam nan ko liñ koy wax nag mooy la fa génn ca la mu waxtaane bay wax naan maire yi sol nañ seen dàll ak soluñu seen dàll xam nañu lépp te information bi fi amit ñu ngi koy wax li forfaiture bi nga xam ne moom la ñuy xalaat ñu ngi koy xaar di xam ni dara ñu ngi alerter le président Idrissa di alerter moom tamit su bëggee stabilité ci biir parti bi li nga xam ne décidé na ko def ñu ànd ak moom liggéey pour le bien-être du parti loolu moom moo ñu ñor te moo ñu tax a jóg beneen bi ñu koy xamal ni ko moom Idrissa bu dee li nga xam ne nii moom na respecter responsable yi fi nekk parce que Seyni Ndiaye mi doon wax waa commune am ñoo ko samp man tey mii taxaw di wax seen kanam les 19 centres de vote ñoo taxaw samp ma kon tey amul kenn ku mu war a mën a déglu dans la commune de Thiès Est bu dee am maa ci war a jiitu ak borom secteur yi. ñi mu déglu du pour mettre la forme rek est-ce que Idrissa dina ci tenir. xaw ma mettre la forme xaw ma ñàkk a tenir en compte mais nag politique alerte la te la ñu dégg ñu koy manipuler bu yegsee gis nga nag dañuy wax ni koo xam ni sa quartier sax ren nawetaan mënoo faa bokk kooku ñun duñ la xalaat a jox sa commune. dama ni man du ma nekk di cité kenn mais dama la am na koo xam ni cité Pilo bokkul ren nawetaan. ndax amuñu xaalis du ma tudd tur mais ñun ku ne xam na ko ndax amuñu xaalis kooku ñun dinañ la xalaat yow amoo base fa nga dëkk sax mënu ko dinañ la xalaat naan dañ lay sam wala leneen kooku nga xam ne tey au moment que parti bi di liggéey ay ñoo xam ne mouvement de soutien la dem ànd ak ñoom di toog ci ay chaise kooku di toog ci fauteuil nit ku gëmul boppam ñun duñ la fal xam li ñuy xaar. est-ce que gëm ngeen ne waa Thiès Idrissa Seck la ñu mës a voté yéen ñii ñëpp seen maire yi ngeen di jàppale Idrissa leen tànnoon gëm ngeen ko. dama ni ba mu leen tànnee xam nga askan wi lan soxla bilan te maire yi am nañ bilan askan wi xam nga lan soxla bilan te maire yi am nañ bilan Idrissa ba mu leen dégloo xam na ni maire yi am nañ bilan xam nga nag li fi nekk moom moo ñu ëpp information xam na ni manipulation bi rek lan wax ni la dul jàll. Babacar lépp lu mu jar dama lay wax lépp lu mu jar ñun ñii pare nan pour def ko pour wan ko ni ko Idrissa parti bi ñun dañ cee am suñu cër.